mbokki internet yi safo di seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am kontaante ak mbégte teew ci les grands points mu jotaay yi nga xamante ni dañu koy amal tous les samedis di ci waxtaanee lépp loo xam ne si ni actualité la yaatal ko ma ci ànd ak Moustapha Mbaye waaye tamit ak Aliou Top dama leen di bàyyi ñu daal di nuyoo ñu soog a daal ci waxtaan bi Dóor waar mu nekk ci wàllum technique bi maa ngi lay nuyu bu baax Aliou. di la fay Cheikh Mafou di nuyu également ñi nga xamante ni ñoo jàkkaarloog ñun jamono ji tembe di bàyyi xel jotaay bu mag bile di le grand point ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante ni moom mooy actualité réew mi waaye am mbégte nag di ci feggoo ak Cheikh Mahfouz di jàkkaarloog sëñ Moustapha. Aliou Moustapha maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Cheikh Mahfouz di nuyu Aliou mi ñu bokkal jotaay bi di nuyu ñëpp ñi nga xam ne dañuy faral di ànd ak ñun di ñu suivre. dañu koy doore ak li nga xamante ni moom moo di ab visite la Ousmane Sonko moom moo ko daal di def ki ko invité mooy Sissoko Embalo nekk président de la République bu Guinée-Bissau waaye tamit nekk li nga xamante ni moom moo di président en exercice bu CEDEAO donc moom nag daal dinay recevoir ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko waxtaan nañ nag. waxtaan bu yaatu ci lu soxal Guinée-Bissau lu soxal Sénégal waaye tamit lu soxal li nga xamante ni moom moo di CEDEAO donc gis nañ image yi mais nag ku wax ki nga xamante ni moom moo di Embalo di nga wax jegeyantoom ak ki nga xamante ni moom moo di le président de la République Macky Sall gis nañ sax photo bi nga xamante ni ñoom ñaar def nañu ko ñu gis photo Macky Sall ak ki nga xamante ni moom moo di président Embalo ci ginnaaw ñu joxante loxo donc mu nekk nag image boo xam ne si nii démb ba léegi ñu ngi koy partagé ci réseaux sociaux yi donc mu nekk nag benn invitation boo xam ne si ni Ousmane Sonko wuy ji na ko fële ci Guinée-Bissau Aliou ma bàyyi la rek nga daal ci def sa jàngat ci déplacement bi nga xamante ni Ousmane Sonko def na ko fële ci Guinée-Bissau. alors tout d'abord lu may saluer la parce que quand même Ousmane Sonko leader politique bu nga xamante ni bu am solo la ci taxawaayu politique Sénégal et en plus mu nekk le maire de Ziguinchor. donc am frontière ak dëkk boobu nga tudd di Guinée-Bissau donc bu président Guinée nekk président CEDEAO en exercice wooloo opposant bi nga xamante ni moom moo gën a mag ci Sénégal boo xoolee ci ni nga xamante ni noonu la ñu yàlla boole ñu nekk ay dëkkandoo te dëkkandoo dañ ne jàmm ci gën donc mu invité ko mu dem répondre invitation boobu ñu waxtaanee d'abord li soxal Guinée-Bissau ak la ca biir ak Sénégal ak la ca biir mu nekk président en exercice bu CEDEAO donc jàmmi gox boobu jàmmi ñi nga xamante ni ñoo nekk ci tund woowu dafay nekk lu ko soxal mu xam ne opposant boobu noonu am na benn rôle bu nga xamante ni mën na ko jouer ngir jàmm ji fii ci Sénégal non seulement jàmm ji ngir Sénégal mais jàmm ji ngir dégg Sénégal ak également Guinée-Bissau mën na ko ci jouer donc je pense que ni lu rafet la et pour la première fois ma gis benn président de la République invité opposant bu am dayo bi Ousmane Sonko am ci réew mu mel ni Sénégal xam ne ka fa nekk président de la République yéenay bokk kuréel yu bëri nga xamante ni da ngeen di toog di waxtaan di nasandoo di noccandoo donc je pense que ni ay démarches la yuy wane que ni quand même suñu démocratie en Afrique mu ngi commencé nag quand même di màgg parce que bu ñu demee ba président yi nga xamante ni nekk ñu ci réew yi di jokkulante ak yeneen opposants yi nga xamante ni ñoom ñu ngi ci réew yooyu je pense que ni démarche bu ñu war a saluer maintenant lan mooy fond wu discussion bi quand même ak ñoom lu ñu mënti wax duñ ko fësal mais mën nañu fësal comme ni kenn jàmm rek la ñuy mën a jot na lañ fa waxtaane parce que bu ñu waxtaane woon leneen lu nga xamante ni dañ koy nëbb donc kenn du publier wax ne daje nañu ñoom ñaar am na ci lu nga xamante ni waxtaane nañ ko ñu ngi ñaan nag li nga xamante ni moom la ñu waxtaane ñoom ñaar ñëpp kenn ku si nekk bu fekkee jël nga fay engagement nga respecter engagement yooyu noonu bu fekkee ne c'est dans l'intérêt des populations yi nga xamante ni moom moo nekk Guinée wala Sénégal et plus large encore bu fekkee ni dafa soxal li nga xamante ni moom mooy tund wi ñu nekkee ñun ñëpp muy CEDEAO et boo xoolee fan yi yëpp évolution yi nga xamante ni am na côté embargo Mali et cetera alors ñu xam ne ñii nga xamante dañuy engagé wu dans la politique ils sont là pour ñu liggéeyal ñi nga xamante ni ñoom ñoo askan wi bu fekkee ne da nga gis ne ci opposition bi am na ku nekk de l'autre côté et que am na rôle bu nga xamante ni mën na ko jouer pour la stabilité wala le développement donc de nos jeunes pour nga waxtaan ak moom je pense que ni lu tout à fait normal la et maa ngi saluer encore une fois Ousmane Sonko le fait que mu dem répondre mais boo xoolee encore ñoom ñaar seen profil yi alors da ngay gis que ni dañu am ay points communs comme lan ci démarche
ci ni nga xamante ni noonu la ñuy engagé woo pour les Embalo bi muy door a ñëw nekk président Guinée gis nañ ko ak position yi nga xamante ni li ne ko ak attaques yi nga xamante ni jot na ko def sax ci yenn président yi nga xamante ni dañuy bëgg a xabaabal ci nguur gi mu jëloon ay position yu am courage. Alors bu fekkee ni dafa gis de l'autre côté beneen opposant bu nga xamante ni am na pratiquement même position bi même discours yi alors là da ngay identifier wu ci kooku te en plus nga xam ne ci côté bi alors pays bi nga xamante ni moom laa seqal wala bi ma nekkal frontière ki fa nekk président bu fekkee ni dañu respecter ni ko constitution wu réew mi waxee nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs noonu la demee donc kooku day jeexal et là Sénégal tey booy xalaat rek ci kenn moo war a nekk président à partir de 2024 xel yi day dem donc ci Ousmane Sonko rataxal diggante boobu noonu donc day nekk lu nga xamante ni fi mu toll nii moom tamit day nekk ci ay démarches stratégiques yu nga xamante ni tey war na ko mën a lii ndax suba Sénégal ak Guinée dem lante beeg diklante bi gën a mën a yomb donc ensemble ñu mën di am lu nga xamante ni dañ ko lii bul fàtte ne am na yu bëri yu nga xamante ni dañ ko bokk frontières yi ak yenn barrage yi nga xamante ni ñu ngi ci donc Sénégal mënul ci jël yenn décisions yi sans Guinée wax ci Guinée aussi mënul ci def yenn yi sans Sénégal wax ci yooyu yëpp boo xoolee ak diggante bi nga xamante ni moom la am ak Macky Sall boo xoolee ne Macky Sall tey bu ñuy dañuy xool président yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci CEDEAO bokk na ci président yi nga xamante ni moom la gën a jubal et là donc moom mooy justifier effectivement diggante bi nga xamante ni moom mooy Sénégal ak Guinée donc je pense que c'est tout à fait normal et que démarche la bu nga xamante ni war na ko di mën di gën a yaatal en tant que président en exercice bu CEDEAO ci yeneen dëkk yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci CEDEAO. Moustapha comme ni ko Aliou waxee am na loo xam ne si ni sax brosse na ko ci question bi ma bëggoon na poser ñu ngi koy wax ci suba rek ñu ngi ciy waxtaan ci rédaction ñu ne Embalo dafa jegeyantu trop ak ki nga xamante ni moom moo di Macky Sall donc am na ñuy wax sax naan booyam la. njiitu réew la de. waaw njiitu réew la mais gars yi ñoo koy waxee noonu quoi. tellement que ñoom ñaar dañu jegeyantoo bu ñu gisee mu recevoir ku mel ne Ousmane Sonko ku xam Ousmane Sonko aussi xam ne mooy opposant bi gën a sonal fii le président Macky Sall donc naka ngay jàngate tey loolu Embalo xaritu wala ku jegeyantoo ak Macky Sall ba pare di recevoir ak ki nga xamante ni moom mooy opposant bi gën a sonal Macky Sall noo koy jàngate. waaw xam nga en politique il n'y a pas de rencontre fortuite. amul ay concours de circonstances lu mu am doone hasard moo ko waral et benn précision bu am rek rencontre bi soit ambassade bu Guinée lay amee wala mu am King Fahd Palace parce que mi ngi woon ci sommet bi te Ousmane Sonko est frappé d'une interdiction de sortie du territoire national donc bi mu ñëwee ci sommet bi c'est la invité Ousmane Sonko maintenant fii wax ji nekk nag mooy peut-être loolu Ousmane Sonko moo ci indi wala ñu ko jege tuuti ñi demoon yu ci mel ni ñoom Bassirou Diomaye wala ñu ci délégation bi ñu xamoon ñu ne kat ambassade Guinée la amee wala King Fahd lañ ko defee waaw lépp lu ci am rek mooy ndaje bi am na te fii la amee fii ci Sénégal parce que comme ni nga ko waxee nii léegi nii koo xamante ne dafa jege Macky Sall moo tax ñu bëri mi gisee rencontre bi te seen xel dafa teey Embalo en 2009 bi seen dëkk nekkee ci crise Macky Sall moo ko hébergé woon fii moom nee na bi ñu ko falee ba mu fi ñëw moom moo ko wax ci gémmiñam mu ne Macky mën naa ne sama sëriñ la parce que bi ñu amee jafe-jafe ba mu hébergé ma dama ne woon da ngay jàngee fi après nga dellu Guinée soo fa dellu après moom moo prédiroon donc tey ji sama nekk président bi ma nekk tey ji mu ne kon ñoom ñaar dañoo yàgg am na fu ñu jaar am ay jaar-jaar yu bëri première visite officielle am Sénégal la ko jagleel pour vous dire que ni am na fu mu teg président Macky Sall am na ñoom ñaar fu ñu jaar kooku tey ji bu recevoir koo xam ne opposant bu jaaxal président Macky Sall la ak ni ñu ko recevoir ñu ñaar ñu toog ni photo bi nekk ci diggante bi loolu qu'est-ce que cela veut dire on est en train de parler mais Macky nous voit et il nous entend photo bi ci diggante bi la ko teg ñoom ñaar ñuy waxtaan fi ñu jàppante noonu il n'était pas obligé mu teg fa photo bi mais c'est pour assumer son amitié avec président Macky Sall moo tax mu def loolu pour xamal leen ko tamit li fa am beneen mbir tamit mu nekk président CEDEAO mi ngi doog a jël mbir lenge ci CEDEAO mais boo jiitee CEDEAO kay Ousmane Sonko leader la normalement war nga ko mën a recevoir ngeen toog waxtaanee dëkk bi temps am na ay crise am na war ngeen mën a waxtaan parce que waa ji tamit c'est un général de brigade ak wàllum défense ak yooyu noonu Embalo am na ci xam-xam bu bëri donc war nañ ci mën a waxtaanee côté boobu loolu war na ma doon waxtaan boo xam ne war na mën a am seen jotaay beneen waxtaan bu mën a am ni ko Aliou waxee léegi nii Casamance
ak Guinée-Bissau frontière moo leen taxale donc frontière boobu dox seen diggante Casamance da nga fay gis ñu jóge Guinée-Bissau ñoo xam ne Guinée-Bissau lañ nekk di jàngee Casamance am ñu nekkee Casamance Guinée-Bissau la ñuy jàngee ñi seen papa Bissau la nekk ñi seen yaay nekk Casamance tellement que man am naa benn camarade boo xamante ne Aliou Correa étudiant ñu biñ doon jàngandoo moom dama ko doon wax yow Guinée-Bissau Sénégal comme boutique baax fii nga ko jàppee tellement que dëkk yi ni ñu roofan la wee tey ji rébellion boo leen attaqué ñaari lieux de retranchement la ñuy am ñaar mooy Gambie ak Guinée-Bissau donc kon foofu tey jii boo recevoir rek koo xamante ne maire la mën ngeen waxtaane tamit lu jëm ci stratégie défense yi mën ngeen waxtaane lu bëri loo xamante ne mën na la amal njëriñ mais quel que soit Alpha côté politique boo ko ci jëlee da ngay xam ne moom Macky Sall ak lépp lu ci am mënul génn ci waxtaan bu ñu war a mën a seq ñoom ñaar ñoom Macky Sall aussi déedéet non mënu cee génn parce que buñ delloo def histoire tuuti tamit ñoom ñaar bu ñuy def élection mais Ousmane Sonko avait son candidat c'est Domino Semaine Pereira. Domino Semaine Pereira moom moo nekkoon candidat Ousmane Sonko. seetu woon na ko je pense. si seetu woon na ko defoon poste jàppale ko. Macky Sall avait son Embalo. léegi bi ñu demee premier tour Domino Semaine Pereira daal di raw ñu dem deuxième tour Embalo rattrapé ko ak 12 points yu mu ko rattrapé mu gagné ko. donc ba après sax ñëpp naan Macky Sall am na première victoire am ci Ousmane Sonko. donc kon kooku tey jii mënul wëlbatiku amoon candidat am jàppale ko mu dem mu xam ne yow miy toog fii tey jii amoon nga candidat boo xam ne sa pexe Antoine moom mu ngay toogal tey jii. donc tey jii ñëpp xam nañ ne kon tey jii Macky Sall mënul génn ci audience boobu donc loolu lépp boo ko dajalee. surtout ñu defee ko fii au Sénégal. ñu defee ko fii au Sénégal sommet bi am ñu jëm ci campagne ak yooyu yëpp mais nee naa rencontre la boo xam ne ëllëg dina révéler ay secret du tey nag lañ koy xam mais suba dina am yeneen yu génnaat ci biir rencontre boobu amoon foofu noonu parce que souvent rencontre entre président ak opposant après lañ ci xam dara daf may fàttali rencontre bi amoon à Conakry diggante maître Abdoulaye Wade ak Alpha Condé après certains ont parlé même de protocole de Conakry gis nañ après li mu jur Wade ñëw ne pat te doon wax commencement dañuy taal kii élection du am affaire yooyu noonu bi mu dellu see mu ne ku nekk ne dem votel ku la neex le PDS s'abstient gis nañ après lu mu jur moo tax ay rencontre la yoo xamante ne hasard amu ci mais après nañ gis da nga jàpp ne rencontre bi am lii ci diggante Embalo ak Ousmane Sonko mën na changer après la personnalité de Ousmane Sonko je ne pense pas ci doxalinam ak fugu bi mu amoon parce que gis nañu Abdoulaye Wade bi ko Condé dalalee dañu woon moom sax dañuy taal bureau de vote yeeg yu mel noonu ma après ci ma ci génn ba set wecc bi mu ko recevoir sa jàpp nga ni tey mën na changer ci doxalin Ousmane Sonko attitude bi mu am. Je ne pense pas moom lu ñu ci changer mais moom ay message yu mu recevoir ak ay information yu mu jot. parce que information yi est-ce que mënu ko changer. je ne pense pas. Aliou mi ngi wax léegi ne peut-être que Embalo dafa jàpp ne Macky Sall pare na. dafa war a dem te ki ñu gis ne moom moo war a nekk président de la République bu Sénégal moom mooy Ousmane Sonko mu am ak moom yenn relations yi rataxal diggante yi pour en cas bu nekkee président. je ne suis pas dans le secret des dieux wala de Dieu comme ni ñu koy waxee comme ñun benn yàlla la ñuy gëm. nekkuma ci kii mais li ma mën a xam daal mooy poser ay questions ci am noonu. maintenant ndax dina ko changer yaakaaruma daje ak boobu mu daje mu mën a am lu mu changer ci comportement Ousmane Sonko peut-être nag dina am lu ñu comme wax na ko nee na am nañu échange yu profond sax defe naa mot profond la utiliser. yu xóot waxtaanee nañ ko. et ce qui est sûr mooy ay waxtaan yu xóot du am yu bëri yu ñu écarté. te bu ñu waxtaanee loolu ku xam koo xamante ne day mel ni genre ndaw bu ñu la yebal la Embalo ñu xam nañ ne amul umpante ak président Macky Sall. moom la ñuy wax ak nee na Macky Sall bi mu toogee am na yu mu réussir yoo xam ne yu bëri yoo xam ne Abdoulaye Wade daf ko lajjoon. mooy dëkkandoo immédiat daf leen fexe ba am leen ci poche am. bokk na ci Wade bi mu fi nekkee dafa amoon problème ak Yaya Jammeh Macky Sall bi mu ñëwee gis nañ ni mu dëkkee ak ni mu ko taxawoo sax ak ni mu ko taxawoo ak ni mu toogee ak moom Baro bi mu ñëwee gis nañ fële tamit ni mu demee ak Embalo ni mu fexee ba am ko c'est-à-dire am na entourage boo xamante ne daf koy dimbali ba nga xamante ne dina am benn assise boo xam ne sous-régional leadership am kenn du ko contesté. donc loolu mooy wéy di am bon je pense que daal rencontre bi am na. mais suba ci la ñuy gën a comprendre. ci la ñuy gën a comprendre Aliou pour ñu génn ci sujet boobu benn question rek Ousmane Sonko duñ ne umpule na. relation bi nga xamante ni relation bu étroite bu jegeyoo boo xam ne si ni am na ci diggante Embalo ak président Macky Sall mu recevoir ko fii ci Sénégal donc Moustapha mi ngi koy wax soit fële mu nekk la King Fahd Palace wala mu nekk ambassade bu Guinée-Bissau mais relation boobu mu am ñoom ñaar est-ce que jàpp nga ni Ousmane Sonko tamit lan moo tax mu war a mën a dem ci koo xam ne si ni daanaka du réeroo ak Macky Sall te gis nañ ni moom fu Macky Sall du jaar du fa jaar nee na bu ko Macky Sall wooyee palais du
dem dootul toog ak moom bëgg na buy gisantewaat ak moom sax mu nekk bu ñuy def passation de service donc loolu tey mu toog ak koo xam ne si nii mën nañ jàpp ne lu yendu ci moom fanaan ci Macky Sall. waaw mais il faut que ñu def la différence nag quand même ci discours politique yi Ousmane Sonko di wax ak li nga xamante ni moom mooy la réalité. Alors je pense que ni Ousmane Sonko en tant que maire de Ziguinchor bu xamante ni dafa war a liggéey ak le pouvoir central su ko Macky Sall woowee ci liggéey forcément day ñëw donc il faut ñu xam loolu et puis gis nañu ko ci moment bi muy dem wuyu ji si Covid bi les gens pensaient que ni du dem. mais Covid bi mu demee sax regretté na quoi. dafa regretté sax lu tax mu dem. bon loolu c'est juste après c'est des discours post visite wala yu mel noonu parce que après bi mu génnee également def na discours bu nga xamante ni nit ñi salué nañ ko. donc man je ne vois pas pourquoi. moom ak Macky Sall waruñu toog parce que dañu war a liggéey parce que c'est le pouvoir central moom it moo am benn collectivité bu nga xamante ni da koy gérer. alors maintenant pour Embalo pour man ñoom ñaar ñu waxtaan également dafa nekk lu am solo parce que lu mu gàtt Guinée ak Casamance dafa am lu nga xamante ni dañu ko bokk. et que comme kee moo nekk. doguma la bi Guinée ak Casamance même su fekkente ni am nañ loo xam ne si ni bokk nañ ko ak problème bi am foofu est-ce que régler ko waxtaanoon ak Macky Sall gënul woon yomb. oui que muy waxtaan ak oui justement dina ci baax mais de xam nga stratégie gënul yomb. parce que opération yi am foofu. non c'est-à-dire stratégie xamul sax opération yi ni muy demee mais Macky Sall moom mooy lu ñu bëgg a wax foofu mooy stratégie gënul yomb ki nga xamante ni nit ñi dañ koy déglu nga jaar ci moom. donc relais la bu nga xamante ni pour mu communiquer ak population bi mooy gën a facile bu fekkee ni donc da nga jël yenn protocole yu nga xamante ni pour information bi yegg si à la base day xaw a métti. donc là mën na nekk lii mais non comme ni ko Moustapha waxee lan la ñu waxtaanee au fond loolu du tey lañ koy mën a xam mais ci kanam mais non ndax waroon na wuy ji Embalo wur ko wuy ji je pense que ni oui parce que c'est un président de la République et puis nekk président CEDEAO yow tamit nga nekk ci gox bu nga xamante ni kuréel googu Sénégal daf ci bokk et puis nga nekk leader ñu nangu ko ñu bañ ko alors aujourd'hui si l'on pense kan mooy chef de l'opposition xel yëpp dañuy dem ci Ousmane Sonko donc je pense que ni tey jaadu na ki nga xamante ni dafa nekk président en exercice bu CEDEAO woolu la ngeen ñëw déglu ko ba xam lan la lay woowee parce que wolof Njaay nee na ku la woo wax la wala mu jox la alors léegi nga ñëw déglu ko xam lan ngeen waxtaan lan la lay wax ngeen waxtaan ci donte xam nga ni kii quand même ku jege la ak ki nga xamante ni moom laay opposé alors nekk opposant wu benn politicien ci benn réew cela ne veut pas dire que vous êtes des ennemis donc da ngeen bokkul gis-gis ci benn mbir bu nga xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk te ñi koy joxe mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan bi ñooñu proposition la ñuy xaar bu fekkee ne da nga jàpp ne kii ni muy doxalee du doxalin bi gën te jàpp nga ne yow am nga doxalin bu gën bi nga xamante ni moom lay doxalee mais c'est tout à fait normal nga wax ne kii idées yi muy avancé man gis naa ne loolu moom mooy li bokk ci di handicapé suñu réew mi te effectivement te ay discours am loolu ngay dégg muy wax bon man gisuma ci benn problème ci mu dem nangu woote boobu léegi nag lan la ñu waxtaanee comme ni ko Moustapha waxee bon suba ak ginnaaw suba lañ ci wax ndax après nag bu ci jógee dina changer comportement dina changer doxalin et cetera donc loolu dinañ ci xam dans un futur proche mais lu nit xamadi politique xam ne aujourd'hui Ousmane Sonko est en train de recevoir ay coups politiques yu metti ci kuréel gi nga xamante ni moom la nekk muy biir Yewwi Askan Wi ak ñi nga xamante ni moom mooy entourage bi parce que ñu bëri tey suñu gëmee Ousmane Sonko ci discours am bi parce que justement dafa wax ne ñun dañuy xeex li nga xamante ni moom mooy système bi fi nekk et tey booy xool autour de lui et que tu vois Habib Sy et cetera ñi nga xamante ni vraiment ñoo jatang Sénégal ba tey Sénégal mënul sax fipp ba génn nga ñëwaat nañu yow yaay Yewwi Sénégal te yow yaa ko jatangoon donc ça pose problème et que seen biir par contre am na ay voix yu nga xamante ni tey buñ ko waxoon nit ñi dañ ko gëm mu mel ni Ousmane Sonko ak ñeneen ñi nga xamante ni ay novice lañ ci politique mën nañ leen ko waxee noonu c'est pas des politiciens professionnels comme ni ko Abdoul Mbaye di faral di waxee mais que autour de lui suñu gisee loolu liwul et nekk novice boobu ci en politique alors nañuy gis même profil bi ci Embalo bon bien que ni Macky Sall moo ko coaché ba après mu nekk président mais ñëpp xam nañu ne il n'avait pas ce profil de politicien bi nga xamante ni voilà dafa maîtriser les coups bas et cetera mais il a réussi quand même
être président bi mu ñëwee également bokkoon na si ñi nga xamante ni bokku ñoon gis-gis ak président yu bëri yu nga xamante ni ñu ngi nekkoon ci Afrique de l'Ouest bi donc moom ak Ouattara nit ñi dégg nañ ko Ouattara di ko dóori xeer et tout ça mais n'empêche mu toog fi mu toog ak incarner leadership donc nekk ci même posture bi nga xamante ni aujourd'hui jàpp nañ ne même discours yi wala premier discours Ousmane Sonko bu nekkee président de la République moom lay am même position yi mooy que je ne suis pas d'accord ak président yi nga xamante ni ñoom laa fi fekk parce que niñ doon doxale ñoom ñëpp dama ko doon ŋàññi c'est effectivement le même discours bi waa ji amee ak nan la intégré donc je pense que ni Embalo aussi pourrait être un bon mentor pour Ousmane Sonko pour mu bu nekkee président. ñu wax ci leneen muy wàllum bala leneen sax ci dañuy def benn crochet rek dugg fi nga xamante si moom moo di King Fahd ak li nga xamante si ni xew na fa démb muy benn coupure courant boo xam ne si ni am na juste ñu doon amal sommet IDA donc bu rassemblé woon nag ay présidents yu bëri jóge fii ci réew Afrique yi Embalo moom ci la bokk Denis ci la bokk am na yeneen ñoo xam ne si ni aussi ñi ngi fa woon mais ñu gis fa benn incident boo xam ne si ni am na coupure de courant bu duré ci lu toll ci 1 minute Macky Sall nag ba mu jëlee kàddu ñaawlu li nu mel waaye nee na il faut ñuy sanctionner et parce que en Afrique amuñu culture sanction mais bii moom nee na duñu ko bàyyi mu jàll parce que jàpp na ni ki waroon a def am na ku waroon a liggéeyam te defu ko gis nañ ni sax Senelec am na ay DG yoo xam ne si ñu ngi commencé di tëb Moustapha donc loolu aussi bëggoon naa ñu ñëw ci King Fahd Palace ki ko jiite moom mooy Racine Sy donc moom aussi jàpp nañ ni loolu mën na daal épée man doon na dal ci boppam mën nañ dagg boppam ci mën na koo bañ a baal mën nañ koo sabre parce que Macky Sall ni mu waxee démb moom nee na il faut ñu sanctionner parce que mun ñu ko bàyyi mu jàll parce que rencontre bu toll noonu ci dimension bu toll noonu loolu di am doy na waar. waaw contexte bi moo ko laaj tamit xam nga dafa am loo xamante ne wax na ko. moom nee na mënuñoo toog di wax ci émergence yenn yi ñu koy constater di waxtaanee émergence ci courant di coupé c'est contradictoire ci koo xamante ne ñu ngi toog di wax yokkute je pense que ay mbir la yoo xam ne waroon nañu koo dépasser. mu ne Afrique amuñu culture di sanctionner mais dafay wax particulièrement Sénégal amuñu culture di sanctionner. fii ngay def scandale defaat scandale et ko ñu sanctionné dañ lay doxaat beneen poste nga yéeg dem. en tout cas loolu la ñu xamal. ministre wala DG bu ñu la dàqee fii dañ lay falaat feneen c'est-à-dire on ne sanctionne pas ñaar yooyu mooy suñu jafe-jafe du ñu sanctionné du ñu contrôler da ngay bàyyi mu ne rek daal sa kaw nga doog a agir doo sanctionné mais looy wax parce que sentiment bi maslaa bi la. soit benn camarade la boo xam ne moo la yàgg jàppale ci parti bi ngeen ànd di xeex di def lu nekk mu def erreur. nga écarté ko foofu dañ naan doo ko teg kër mu toog di xoole wutal feneen foo ko teg nga teg mu defaat njombe nga jëlee ko feneen di yóbbu c'est-à-dire ni ñuy dundee ak ni ñuy demee moo tax sanction moom duñ ko def et loolu nag li am démb pour man énième njombe la boo xam ne ñu ngi koy constaté mais fii lañ fi doon joué ak Égypte match international deuxième mi-temps ñu reprendre projecteur yi daal di fay ci stade bu bees stade flambant neuf boo xam ne bu dañ ko am ba léegi joxuñu benn explication du directeur du stade ba du ministre du kenn ko expliqué li moo taxoon courant coupé te àddina bi ñëpp a ngi ñu doon seetaan après mais loolu pour lan normalement stade bu bees loolu normalement le lendemain DG stade bi ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo sécurité war nañ ñëw explication def communiqué wax ak ñi mais kenn du wax il a fallu que mu dal ci président te c'est pas la première fois ñi yàgg dem ay forum ak ay panel ak yooyu yëpp yàgg nañoo xam ne toog ba si ak King Fahd yàgg nañoo xam ne toog di wax ba si ak courant coupé moom du loo xamante ni du gulet la am fii ci Sénégal mais loolu moom moo ci war a taxaw wax du question du ñu sanctionné du ñu def nii parce que ab mbir pour man da nga koy wàcc courant bi ndax doy na ndax am ngeen ay centrale ndax waaj ngeen ko xam nu ñu koy waxee seen jumtukaay yu am dispositif ba mat sëkk bu courant coupé ñu relancer groupe bi mu dem bu ko defee jafe-jafe du am mais toog di seetaan ba loolu ne xëpp daal sa kaw nga toog di expliquer je pense que ay erreur la boo xamante ne gàcce la ci Sénégal et war nañ jël seen ay matukaay nag ba dootul amati gis naa sax mu expliqué ne am na salle boo xamante ne fële ca Diamniadio mënoon a dalal nit ñi mais tabaski bi ak déplacement yeeg yooyu yëpp moo tax mu xalaat ne peut-être dafay perturber Dakar comme délégation yi bëri woon nañ moo tax mu yemale ko fii ci Dakar mais peut-être xam naa bu ñu dem dafa bëgg wax foofu ne bu ñu demoon Diamniadio sama salle yu bees yi problème bi lii duñu daal waaye loolu dédouané ko parce que Diamniadio ak Dakar fenn lépp mooy sunu président moo tax ma gëm ne ay xumbal la rek il faut que ñu sanctionné ak ay xumbal kese la fa mu ko waxee fa la ko fàtte man loolu laa gëm
duñ sanctionné kenn duñ sanctionné kenn. li Moustapha wax nii est-ce que jàpp nga ni loolu moom mooy am Macky Sall dafay wax nii di xumbal nii rek mais du sanction yat bi moom doo dal ci kaw kenn. waaw tout d'abord léegi ñu fàtte ko sax. waaw tout d'abord li am foofu ci tabaski bi ci campagne bi. tout d'abord li am foofu c'est tout simplement inadmissible. je pense que ni Sénégal fi mu toll. et King Fahd également niveau bi nga xamante ni foo la toll même bu dul woon président yeeglu événement bu fi mënte am donc courant warula coupé ba nit ñi di ko sentir donc am na liggéey bu nga xamante ni boo ko yoree ngay say service da nga koy jaay maye woo ko donc ki nga xamante ni dafa war a ñëw di jënd service bi ak ku mu mën ci doon dafa war a am li mu satisfaction li mu soxla alors bu ñu demee ba King Fahd di toog 1 minute doo am courant te gis nañu liggéey bi ni mu mel foofu nuñ ko liggéeyee bu courant coupé pratiquement doo gis ki nekk sa kanam. donc ak chef d'état ñëpp nekk ci lëndëm bi problème insécurité c'est-à-dire c'est extrêmement dangereux et grave. mën na fa xew. et loolu je pense que ni tey Macky Sall devait même pas parler de sanction dina am wala yooyu dañu waroon xëy rek gis na sanctionné. non donc lu ñu doon lu mu waroon jëfee la. nekk loon lu mu waroon wax parce que bu xëyee décrété ne limogé naa directeur bi ni léegi justifié na lii moom moo tax ñu décrété ko kenn amul sañ-sañu wax ne li nga def doo ko waroo ko def. mais bu fekkee ne dafa jël micro bi wax na way dinañ sanctionné après sanctionné wuñ du def lu dul tuutal boppam parce que ñëpp dinañ xam ne kii kat mooy président bi nga xamante ni ay ñooñam dañuy def ay njombe yu ngande mu ne dinaa leen sanctionné après guddi wax na la booy xam nga dama doon xëbal rek pour gars yi bañ a lii mais sanction yi dafa waroon commencé parce que li nga xamante ni moom moo tëbal Abdoulaye Diouf Sarr war fa woon bàyyi tey jii nii Racine Sy ak ñeneen ñi nga xamante ni dañuy liggéeyee ci chaîne boobu yëpp wala ñi nga xamante ni ñoom ñoo vraiment seen responsabilité dafa war a bokk ci loolu nga xam ne li ñu def jéye ju mag la parce que lu ne mënoon na faa xew ci diggante boobu noonu ñun fii mënoon nañu ñàkk président ya fa nekkoon yëpp parce que insécurité bi nga xamante ni moom moo am ci réew mi et beneen bi nga xamante ni moom c'est très important moom Moustapha wax na ko mais naka nga mën a toogee ci am réew ne da ngay waxu yokkute et que gis nañu ne lii la dal fii nii y a de cela ay 40 ans wala 20 ans la ñu ko doon mën a nemmeeku ci réew mu nga xamante ni dañu wax ne dafa sous-développé ñuy xool naka lay def ba nga xamante ni courant bi dina am stabilité mais munoo wax tey waxu développement te assuré woo d'abord électricité bu nga xamante ni Sénégal non seulement ñëpp dañ ko war a am mais dafa war a doy ba nga xamante ni du ñu am benn gàllankoor ci mbir moomu noonu et c'est pas la première fois Moustapha expliqué na ko stade bu nga xamante ni bu bees tàq la Sénégal gi ñëpp àdduna yëpp di ko bàyyi xel ñu ñëw di football affaire yi nag kañëpp te ba tey ba sànq ba léegi ni amul kenn ku nga xamante ni wax nañu ne sanctionné nañ ko pour lii mooy que ni donc ñooñu gis ko ay moo am jam ñaajo jàpp nañ ne bu amee King Fahd la dal waa jam ñaajo rek moom moo leen di dal mooy que ni kenn du leen wax dara donc du mujj fenn donc ko nit ñi nekk ci seen événement bu àdduna bi yëpp di bàyyi xel nga coupé courant bi loolu moom du problème quoi et que xam nañu ne c'est un problème bu xamante ni wàllum développement moo ko wàllum développement mais lu doy waar loolu mu ngi wane encore une fois niveau d'irresponsabilité bi am ci réew mi ba nga xamante ni xamewuñu jànj ak joor xamewuñu lan mooy farata ak sunna mooy que ni tey ak lu ndaje mi am importance mën nañoo def nu ñu neex mën na amaana sax bi muy coupé waa ji mu ngi dóor benn vocal li te waroon a bës bouton nekk fa xaar ba vocal bi jeex mu door a laal bouton bi pour mu ñëwaat c'est des choses yu nga xamante ni culture boobu noonu il faut ñu xool naka la ñuy def ba nga xamante ni suñu amee si réew mi lu nga xamante ni daf ko war a développer secteur bu mel ni électricité yeneen ak yeneen transport et cetera ba benn jour benn minute duñ ci am benn gàllankoor ba nit ñi dinañ mën a def li ñuy def correctement nit ñëpp dem liggéey. nit ñëpp dem liggéey mais Macky Sall dafa mel ni wax na leen boppam nee na Afrique amuñu culture di sanctionner. non sanctionner wul aussi je pense que. non moom amul culture di sanctionner wax na leen boppam non mais amul culture di sanctionner. moom day seetaan même parti sax
ñi mi jàpp ne da leen di sanctionné sax daf leen di sanctionné sax daf leen di defal promotion parce que des fois day jëlee nit day def njombe ñu jëlee ko fa ñu ne dañ ko sanctionné yóbbu ko foo xam ne si nii sax mu gën a kawe fa mu gën sanction bi ñu ko defal c'est un problème mais loolu du encouragé nit ñi pour ñuy gën a góorgóorlu di def effort pour am ay résultats yu baax parce que su fekkee ne ma dama nekk ci nguur wala ci benn équipe boo xamante ne kenn du ma sanctionné kenn du ma wax dara lu ma neex def lu ma neex bàyyi loolu nag la ñu gis ak ñi nga xamante ne mooy ñuy jiite la xamoo lu ma fi teg xamoo lu ma fi teg waaw ak xamoo lan moo nekk ci ginnaawam ak peut-être dafa am lu ko fa ak benn arrogance boo xamante ne tant que nag ñi ngi demee ni du ñu sanctionné non seulement du ñu sanctionné mais tamit amuñu culture d'émission xam nga su fekkante ne da nga nekk ci réew boo xamante ne ka jiite du rëq ndigg ñoom ñi ñuy jiite tamit du ñu démissionné musiba mooy am c'est-à-dire dañuy enfoncé jël seen bopp bi nuuru ko di avancer def ay erreurs yoo xam ne kenn xamu ko maa ngi doon wax nit ñi naan li xew fële ca Angleterre war na jox nit ñi exemple ak démission Boris Johnson bi nga xamante ne dafa démissionné ci gouvernement ba mais parce que scandale yi bëri na du multiplier finalement yóbbu ko nit ñi di démissionné mu dem mais bu doon fii la du dem day toog bàyyi ba nit ñi def ay pétition moo xam def loi wax lu ne pour renverser la nga dem loolu nag pour man loolu la ñu war a fexe bañ toll foofu ñeme nañ di revendiquer fii ay démocratie ñeme nañ revendiquer suñu ay droit mais ñun li ñu war pour démocratie bi avancer est-ce que ñi ngi koy def léegi souvent chaque fois nga dama koy revendiquer sama droit la kenn du ko nangu mais yow am na loo xam ne c'est devoir est-ce que yaa ngi koy def am na loo xam ne du devoir sax mais moral moo la ko war a may yow homme politique bi te moral boobu nag nga xamante ne dafa bokk ci li nga xamante ne mooy tënk démocratie buñ sukkandikoo ci Montesquieu parce que dafa ne li nga xamante ne mooy état yi nga xam ne doole moo ko tënk de ay dynasties yi nga xamante ne moo leen yor ñoom ñëpp daanaka force la tyrannie ak yooyu force la ñu mais démocratie vertu lay tegu te vertu boobu dafay tax nga juum xam ne yaa juum boo defee erreur xam ne def nga erreur naka suru noonu nga xam na ngay doxalee loolu mooy rafetal mais rafetal googu lañ dul gis te rafetal bokk na si nga def erreur xam ne mënatoo nga ba dàquñ la nga dàq sa bopp waaye fii doo dàq sa bopp duñ la dàq kon fu ñu jëm problème la Aliou ci li nga xamante ni Moustapha wax na ko muy ñi nga xamante ni il faut ñu téye seen loxo daal pour wiccax ko ñu soog a jóg waaw effectivement loolu la ñu gis parce que même boo ko wiccaxul fii sax ñoom amuñu culture bokk ci benn équipe ñu def ba atteindre seeni limites après ñu dem dañuy bugg a wutaat beneen contour pour ñëwaat duggaat bokkaat alors tant que ñu ngi dem di continuer ci loolu et que la preuve tey boo xoolee suñu classe politique bi da ngay gis ne de Senghor à nos jours même tête yi ñooy changé lan mooy changé mooy position yi ñuy nekk mooy que ni bu ñu jógee soit si Senghor nekkoon nga ministre si Abdou Diouf nekkoon nga premier ministre après Macky Sall tu es devenu président de l'Assemblée nationale alors donc mënoo wax que ni tu n'es pas yow comptable de tous ces bilans là et que pourtant ñun Sénégal yëpp nangu nañu ne mais ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekkoon di liggéey de Senghor à nos jours ñoom ñoo am foo xamante ni dañ ko lajj ba gars yi romb ñu lu bëri alors non seulement amuñu culture jógee fii démissionné ci benn poste bu nga xamante ni def nañ ko mu am looxër mais amuñu sax ngoru bokk ci benn équipe bu nga xamante ni ñun kat xam nañ ne équipe bii nii ñun ñi si nekk nii kat mënuñu yóbbu fenn réew mi ñu bàyyi ñeneen ñi nga xamante ni dinañ ñëw parce que quand même tubaab dafa ne on ne change pas une équipe qui gagne mais quand même une équipe qui gagne pas dañ ko war a changer parce que à chaque fois bu ñu demee compétition bu équipe bi gañewule sanction bu njëkk bi mu ngi dal ci sélectionneur bi démissionné après moom keneen kiy ñëw xool ñi nga xamante ni ñooñu lay mën a àndal liggéey ñu dem mais malheureusement ñun Sénégal amuñu culture boobu noonu et en plus ñoom ñi nga xamante ni ñooy jiite politiciens yi amul kenn si ñoom ko nga xamante ni day sanctionné ñi nga xamante ni ñoom ngay àndal parce que saa sooy jàppee ne yaa ngi leen di sanctionné mooy yaa ngi créer sa bopp benn adversaire bu nga xamante ni am na lu mu la doon jëriñ waaw yaa ngi wàññi sa bopp daal mais loolu c'est un aveu bu nga xamante ni c'est extrêmement grave aujourd'hui su ko Macky Sall di waxee parce que ñun jàpp nañu ne bokk na ci président yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci monde bi te 2024 la seen mandat war a yem donc seen yitte yëpp mooy naka la ñuy def ba nga xamante ni dinañu teg Sénégal ci raay gi dinañu joxe les exemples ba nga xamante ni képp ku def lu defuwul ñu sanctionné la mais bu fekkee ne nag dafa bokk si ñi nga xam ne dañuy xalaat wutaat beneen mandat
donc démarche yi wala dox yi nga xamante ni moom lay doxee ni moom mooy li nga xamante ni moom la ñuy war a mën a nangu mooy que ni ak loo mën ci def grawul mais 2024 man tamit lu mu bëgg da nga ciy nekk. donc yooyu il faut que Sénégal dépassé niveau boobu noonu ñu toll benn moment bu nga xam ne dañuy fàtte li nga xamante ni moom mooy politique mais ñu jublu ci li nga xamante ni moom mooy liggéey bi nga xamante ni moom moo tax sénégalais yi tànn ñu ci parmi 17 millions de sénégalais. ba ni yow la ñu dénk. loolu mooy li nga xamante ni xew na ci King Fahd Palace ci ab sommet boo xamante ni ñu ngi ko doon amal mi coupure courant bu toll ci 1 minute Macky Sall nag du mu jëlee kaddu ga ñaawlu na ni nu mel te nee na dinañu sanctionné donc fan yii di ñëw ñi ngi xaar nag ba xam sanction yooyu mu daal di juñu dina am leneen muy wàllum justice. Cheikh Abdou Bara Dolly démb déglu nañ ko dans le fond du dossier ñi nga xamante ñoom ñooy ay avocat moo tamit introduire na li nga xamante ni moom moo di ab demande de liberté provisoire waaye tamit keneen koo xam ne si ni mi ngi ci kaso bi muy Cheikh Omar Diagne moom tamit déglu nañ ko démb moom li ñu ko doon toppee mooy diffusion de fausses nouvelles ak yoo mel noonu loo tax na boobu ba léegi daanaka ñetti weer a ngi nii mi ngi ci kaso bi moom tamit déglu nañ ko ba ay avocat ma daal dinañuy def li nga xamante ni moom moo di def demande de liberté provisoire gi ñu mën ko bàyyi bu ndégg ni ku mu daal di ñibbi ci këram donte am na ay information yu doon jot démb nag Cheikh Abdou Bara Dolly moom libre na mais avocat mujj na génn ne ba léegi ki nga xamante ni moom moo di juge bi nangoogul li nga xamante ni moom moo di joxe ko liberté provisoire boobu Aliou nooy jàngatee li nga xamante ni dossier judiciaire la muy ñi nga xamante ni teg nañ leen loxo Abdou Bara Dolly gis nga li ñu ko teg muy offense au chef de l'État ki nga xamante mooy Cheikh Omar Diagne di fay diffusion de fausses nouvelles la ñu koy toppee ñoom ñaar ñëpp fi mu ne nii déglu nañ leen seen i avocat ñi ngi sàkku ngir ñu bàyyi bu nekk nit ñi ñibbi seen kër ñu topp li nga xamante ni moom moo di dossier bi ban jàngat ko ci am. alors damay commencer fi nga mujjee Cheikh Omar Diagne d'abord parce que si jamono jëlee ay avocats am demandé woon nañu pour ñu liberté provisoire. ñu waxal leen effectivement que ni mënuñu am liberté provisoire. tant que dégluwuñu ko ci fond au dossier bi mooy que ni si ñoom bi ñu ko njëkkee jàpp dañ ne flagrant délit yi na noonu alors léegi après ñu yóbbu ko instruction bi ñu yóbbee instruction donc dossier de faut changer cabinet dem ci beneen cabinet bi il faut ñu déglu la ci fond au dossier bi pour nga mën a introduire et que loolu mënul woon am ba amoon sax ñu njortoon ne comme am na fenn fu nga xamante ni fa la dossier bi retardé donc du ci jamono yii di ñëw lañ koy mën a gi parce que ki nga xamante ni moom moo koy war a mën a déglu ci fond au dossier bi mën na ko yéex a jot te bu ko yéexee jot mën naa jël encore temps alors loolu bu amee démb donc ça veut dire que ni ci yoon ñoom am nañu droit def demande de liberté provisoire léegi juge bi mooy xool li ñu koy toppee ak li nga xamante ni lañ koy téye ci kaso bi est-ce que am na solo li ñu koy toppee mu war a toog ci kaso bi jàpp naa ni warul ci woon sax wuy ji convocation bay war a toog ci kaso bi donc naturellement juge bi war na mën a am ci li nga xamante ni moom la jàng bàyyi Cheikh Omar Diagne mu dem parce que defu fii wala waxu fii lu nga xamante ni dañ koy door a dégg wala dañ koy door a gis et en plus ki nga xamante ni moom la amal demlante ak diklante jàpp naa ni moom ci boppam rafetul sax saa suñu tuddee ne Cheikh Omar Diagne mu ngi ci kaso bi ñu laaj lan moo ko fa yóbbu ñu ne Djibril War day la am lu mu wax lan la ko wax ndax góor jigéen la wala day dooleel góor jigéen wala man njaati gi góor jigéen yi ci xel lu Sénégalais yi dangay wax waajikat du yow rek ku moom xar mi rek nga bàyyi buum gi kon lan la laalee ci loolu nekkul ci li nga xamante ni day ragg daram waaye day gën a salteel daram jàppoon naa ni li gënoon stratégique ci moom mooy que ni mu déglu ko bàyyi ko bu fekkee ni dafa jot pour mu wax indi aussi lu justifier que ni la nga xamante ni moom la waa ji wax laale wu ci taqewu ci te bokku ci su ko defee loolu moom moo gënoon a yell ci askan wi nga xamante ni ñoom ñoo am seen gëm-gëm ak seen bët bu ñu lay xoolee ñu am bët bu nga xamante ni lañ lay xoolee waaye jël nit dóor ko ci kaso gi bu boobaa dañuy jàpp ne doole yi ña nga xamante ni ñoom lay wax na ñoom ñooy contrôler adduna bi ba lu leen neex ñoom moo ngeen di def kooku bu fekkee yow yaa nekk seen ginnaaw bu boobaa ci xelu nit ñi da ngay dëggal que ni kon kat kookee la nga xamante ni moom lay wax nit ñi loolu moom mooy dëgg bi donc foofu noonu dangay gis nga ni nit la moo xamante ni dañ ko jaay doole te jàpp naa ne li ñu ko jàppee amul lan loo xamante ni lu tem yoon la ak humiliation yu bëri yu nga xamante ni gis nañu ko gars yi def ko ak moom ci biir prison bi ay image am yu nga xamante ni génn nañ ko lu warul woon donc ak yelleefam yu bëri ñu
ñu daal di koy salfaañe mais que loolu je pense que ni lu jara xol la te foofu sànq ñu ngi di wax ci ay sanctions te ba léegi dégguñu si benn sanction moo xamante ni am na fa te xam nañu ne nit ku nekk prison quand même am na lu nga xamante ni diwul parce que ku nekk prison ak société bi nga xamante ni moom la ñu nekk yenn saa yi nit nekk prison nga laajte ko ñu ne la dafa tukki ba keroog muy génn ànd naka voyage mu ne la ça va bien parce que fii li nga xamante ni moom lañ lay xoolee donc ñooñu ormal leen également bu ñu nekkee ci biir prison bi dafa am solo ñu door a ñëw ci li nga xamante ni moom mooy Cheikh Bara Dolly alors deuxième personne bi nga xamante ni moom la ñuy wax muy Cheikh Bara Dolly bu fekkee ni quand même tooñ na nangu ne moo tooñ mu jéggalu ci dossier bi je pense que ni dara waru la mën a tax le président Macky Sall du ko jégal parce que bu fekkee ni magum jëmm am na responsabilité bu toll ni li ma waxoon kat maa ngi koy rëccu ndaante sax waxoon nañu ne moom fa mu waxee nekkul fa la ñu déggee mais ngir gën a yombal mbir mi mu wax na la man nangu damaa tooñ jéggal je pense que ni ab jullit bu mu mën ci doon ak période bi ñu toll jéggale rek moom moo ci topp donc ki nga xamante ni moom mooy ndey mbi gi war na ko mën a wax ne jéggal naa ko ay avocat naturellement introduire seen demande de liberté quant à yeneen information yi nga xamante ni jot na am donc xam nga justice dafa am nu nga xamante ni noonu lay doxee mooy li ñu expliqué tout à l'heure ci kaw Cheikh Oumar Diagne mooy que il faut ñu déglu la ci fond dossier bi pour que say avocat mën a am droit wu introduire liberté provisoire léegi liberté provisoire boobu noonu il faut que ki koy jot étudier ko xam lan mooy objet wu demande bi lan moo ci nekk ak li nga xamante ni moom la ñuy toppee waa ji est-ce que war nañ ko mën a bàyyi ñu bàyyi ko wala waruñu ko mën a bàyyi mais dans son cas également je pense que ni amul lenn loo xamante ni def na ko parce que c'est pas un criminel waxu fi lu nga xamante ni dans le cadre bi ñu ko waxee c'était vraiment dans un cadre politique donc amul lu nga xamante ni tey jàpp naa ni war na ñoom seen nekk kaso amul lenn lu nga xamante ni daf koy impacter positivement ci askan wi au contraire dafa am lu bëri lu nga xamante ni ñoom dañ ko doon jëriñ askan wi bu ñu nekkee ci biti te nekkatuñ ci biti ñu làq leen jant bi donc nekkul lu dul delloo ginnaaw ab société bi nga xamante ni dañoo soxla nit ñooñu pour ñu nekk ñi nga xamante ni seen nekk kaso ngay am njëriñ mooy ñi nga xamante ni bu ñu nekkee ci société bi dañuy delloo ginnaaw société bi mooy criminels yi agresseurs yi nit ñi nga xamante ni vraiment ñoom ils sont nuisibles pour la société et que ñooñu noonu donc ñu laax leen jant mooy di gën mais ñi nga xamante ni dañu am njëriñu askan wi ak lu ñu nga xamante ni juum nañu ay juum yu nga xamante ni ci juumu kàddu la wala yu mel noonu jàpp naa ni war nañ leen ci ma ñàkk tëj te it ñuy ñaan ñeneen ñi nga xamante ni dañoo nekk ci cas yu mel noonu te amuñu yenn tur yi ñoom it ñu taxaw si seen dossier parce que am na ñu bëri ñu nga xamante ni tey ñu ngi leen làq jant bi wala bu ñu la waxee li ñu def jarul woon sax ñu jël yar di leen ci dóor donc ñooñu it ñu taxaw si seen dossier ba nga xamante ni dinañ mën a delluwaat si seen kër yi ñi nga xamante ni nag naturellement baaxuñu si askan wi tey wala suba ñooñu moom bu leen neexee mën nañ leen tëj ba damu caabi ji sànni géej. Moustapha donc wax nañ ko léegi ñaari ñooñu nga xamante ni lim naa leen muy Cheikh Abdou Bara Dolly ak ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Oumar Diagne déglu nañ leen démb seen i avocat nag dugal nañ ay demande d'autorisation pour ñu am li nga xamante ni moom moo di liberté provisoire sa jàpp nga ni tey mën nañ leen a bàyyi ñu ñibbi seen kër donte xam naa di nga wax ne ma ci juge bi moom mooy apprécier. waaw mais loolu li nga mujj wax noonu la moom mooy apprécier mais yaakaar naa ne war nañ leen mën a bàyyi ñibbi seen kër. parce que dafay ñaari mbir yoo xamante ne dañoo xaw a jegeña ñoom ñaar ñëpp ay kàddu moo tax ñu teg leen loxo. te dafa am loo xamante ne boo ko xoolee ci suuf lay commencé dem ba ci kaw li commencé ci suuf mooy li ñuy gis diggante man ak yow keneen ak keneen moo am tooñ naa la nga dem tey ma war ne la maa la ëpp doole. ñu dem ci yoon ëllëg kon bu ñu demee ci yoon tooñ bi ma la tooñ yéemale ne man dama laa mbécc rek de déedéet da nga naan dama laa mbécc kàjj la kaata la wan leen ko li nga xam ne man borom doole laa max fu saamal affaire. loolu mooy point bi njëkk feeñ parce que boo xoolee ñu naan ni ki ñu ko séqal kenn ki député la amal affaire kenn ki président de la République la amal affaire ki amal problème jafe-jafe ak député ñu gis ne kii ñoom ñaa ñu flagrant délit lañu doon atte mais comme dañoo séq ñu ak ñoo xamante dañ leen di jaay doole war nañ damaa am doole tey ma wan la sama doole maa la ëpp doole beneen yoon soo génnaate doo ko defaat wala beneen bu ko gisee doo ko defaat tel or loolu du yoon parce que bu dee dëkk yoon lañ nekk yoon bi da nga koy appliquer mais pas selon la personne parce que la loi est impersonnelle loi bu ñu koy teg teguñu ko pour diw wala pour kële teguñu fay article wala ki naan pii pour Cheikh Oumar Diagne wala pii pour kële dama lay def nii parce que diw nga parce que image bi nga par nga du noonu dama laa saaga nañ ma atte ku ma saaga saagawu ma la nañ ma atte ku saagawul mais dama laa saaga parce que dama laa mere ma ñëw nga profité saaga ba pour faagaagal ma
man noonu laay ñaawlu si li nga xamante ne mooy dossier bi am ci diggante ñaar ñoon di Cheikh Omar Diagne ak Cheikh Abdou Bara Dolly parce que bu Omar Diagne sax moo gën a grave parce que man boobu dama ne man c'est l'exemple patent de jaay doole fii ci Sénégal parce que mënuma comprendre koo xamante diffamation nga koy toppee ak injure publique ak ñu ubbil ko instruction bàyyi ko prison mi croupir pendant des mois et des mois waxu koñ ko leer démb la ñuy wax naan dugg nañ ko dans le fond du dossier au nom de quoi ñu def ko noonu et chaque jour nga gis yeneen mbir di gën a graaw yu gën a ëpp doole di am ci dëkk bi nit def yu gën a yéeme te dara fekk ko ci je pense que yooyu mooy nga xam ne day metti nit parfois justice bi ñuy utiliser daf ko yet di ko dóoree koo xam ne daf la def lu la metti wala daf la tooñ nga def ko gourdin jàpp tàppaleen ba ñu nooy nga dem toogi ji man loolu moo ma ci metti et malheureusement il faut que ñu jëm ci wax parce que nag mënoo nekk ci démocratie ba pare yenn yi pour man da nga ko war a effacer romb ko parce que ce qui fait la différence entre démocratie ak yenn dictature yi nga xamante ne ñoo am mooy démocratie elle est bavarde alors que la dictature elle est silencieuse te li ñuy def nii dañuy yóbbu ci silence bi maanaam noppi leen te noppi leen dictature lañ koy gisee démocratie ñëpp dañuy wax wax jooju nag dina am ay heure ëpp yu am yenn saa mu déborde yenn saa am kii mais dañuy di fexe nu ngeen koy recadrer jàpp ni ki jàpp ko inculper ko def ko contrôle judiciaire wala inculper ko may ko liberté provisoire boo ko soxlawaatee mu ñëw wuy si c'est ce qu'on voit dans les pays occidentaux da nga koy def sursis waaw da nga koy inculper juge bi inculper ko mu dem ñibbi bu ñu ko soxlawaatee mu ñëw ñu atte ko bu ñu koy daan ko bu dee Europe la ay liberté sous caution nga am da ngay fay ñu bàyyi la nga dem ñibbi donc yooyu comme fii adopté ñu système boobu mais mën nañ fexe bu ñu la jàppee xam ne ki mënu rëcc joxe na garantie yëpp mais nga la waay bàyyi ko mu dem ñibbi njabootam après boo ko jàppaatee ñëw bu ngeen ko daanee tap mu dem tëdd ji mais système inquisitoire bi suñu système judiciaire doxee moo tax on se base sur des indices pour jàpp nit ki alors bu ñu système accusatoire nag dañuy bàyyi ba am ay preuves yu leer doog la jàpp en tout cas lu ci mënti am ñoom aussi ñi ngi xaarandi seen ak bàyyi néggandiku muy ñaar ñooñu di Cheikh Omar Diagne ak Cheikh Abdou Bara Dolly nekk député foofu ci assemblée nationale li ñu dese ci waxtu bariwul dóor waar bi may def si ña xam na dañuy wax ci campagne bi nga xam ne si dina ubbi suba le 9 le 10 autant pour moi lay tijji mais ci contexte boo xam ne si nii daanaka veillu tabaski la ñu koy tijji xam naa ni moom turu tijji la nekk xam naa ne après tabaski bi la ñu koy tijji mais gis nañ ni que ba léegi daal yëf yi mi ngi dafa mu déggaguñu daal gars yi wax ci li nga xamante ni moom moo di législative yi campagne beeg yu mel noonu peut-être que dañuy xaar li nga xamante ni moom moo di tabaski bi Aliou donc yaa ngi waaj campagne bi bon comme sénégalais yëpp observé xool lan mooy contrat bi ñuy proposé ñoom ñi nga xamante ni dañoo bëgg dem teewal ñu si pencu ndaw réew mi wax lan mooy dëgg taxawaay bi nga xamante ni bëgg nañ ko am foofu parce que tout à l'heure wax nañu ko mooy que ni Sénégal amuñu habitude du contrôler et que ñi nga xamante ni ñoom ñooy teew ci pencu ndaw réew mi ñoom ñooy ñi nga xamante ni dañoo war a contrôler au nom de la population li nga xamante ni mooy les actions du gouvernement indi aussi ay propositions si nga xamante ni noonu la réew mi di doxee et effectivement li nga xamante ni fa la ñu daanalee tout à l'heure mooy la démocratie fexe it ba nga xamante ni suñu démocratie dina gën a mën a am doole alors campagne ci période bu nga xamante ni dafay am tabaski quand même c'est une belle opportunité pour politiciens yi quand même ñu dem ziare jiwaale li wolof di wax dàq ginaar waxaale sa soxla ndax kenn ku si nekk boo nekkee candidat à part ñu nekk ci liste nationale bi sa gox nga nekkee candidat te sa gox ngay julli jee te sa waa gox it ñooy ñëw julli si donc c'est une belle occasion pour ñoom ñi nga xamante ni dañu nekkoon sax Ndakaaru wala nekk ci yeneen gox yi ñëw julli si ñu mën a dajee ak ñoom waxtaan ak ñoom profito ndax dinañu mën a nag gis ñëpp ci même bés bi loolu moom mooy question bi nga xamante ni mooy question bu fondamentale bi ndax le 10 kat moom mooy tabaski te jour boobu ñoom. le 10 mooy tabaski. ah yow. tabaski bi baax na. tabaski xam nga nag jamono ji moom bopp yëpp ay dem. waaw. bopp yëpp ay dem daal. donc ci même jour bi nekk jour balu anta ak jour jaare waaye politiciens yi moom naturellement dinañ def yëfu politique donc dinañ ñëw jaare si. waxaale seen soxla. ba pare daal di wax ñun nag bëgg nañu dem nangam wax seeni wax mais bon ñu fexe tamit bu campagne bi du ñu si gis lu nga xamante ni dañ koy regretter parce que tamit nekk député à l'Assemblée nationale wala nga ñàkk ko doon nekkul lu nga xamante ni lu bëri solo la ci réew mi nga xamante ni fii la ñu nekk Sénégal parce que daanaka tàccu rek lañ fay nekkee amul daanaka lu am solo lu nga xamante ni ñoom dañ koy proposer ngir avancement wu réew mi ndax liste bi laa bokk wala liste bële loolu daal moom mooy nekk enjeu bi ndax ñii ñoo am majorité wala amuñu majorité mais à part ça
doo gis ne seen njëriñ dafa am solo lool moo tax warul a jar ñuy sonal nit ñi ci yenn yi te dañu nekk ci période bu nga xamante ni nawet la te xam nañu 80% également wu dëkk bi ni muy doxee daanaka ñi si nekk ñëpp ci secteur boobu la ñuy yëngu ñëpp ay baykat lañu ak ay sàmmkat te jamono ju nga xamante ni ñooñu it dañuy soxla am jot dem lijjanti yi nga xamante ni moom mooy tool ya surtout ba nga xamante ni jógee nañ ci lu mel ni tabaski. Moustapha suba la ñuy tijji li nga xamante ni moom moo di campagne bi tey ban discours koy xaar ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di way politique yi. Bon, pas grand chose parce que campagne yàgg na ñoo xam ni muy demee des fois gis ñoom sax dañuy réere mbir ay député la ñuy bëgg a doon di dig ay tale di dig yu kenn xamul ñoo xam duñ xam sax en réalité la non non je t'assure campagne dañuy nekk ci koñ yu diggee yoo xamante ne yow waaw yow da nga naan dalee leer na kii xamul sax moom li muy wut xamu ko ñami waxal tamit xamuñu lu bari mais xam nga mu ngi noonu rek jox leen ma seen baat bu ngeen ma joxee dinañ changer fii dinañ def lii dinañ def lale or ndaw réew mi la ndaw gox boobu la donc da nga représenté gox boobu di leen yuuxul di leen waxal ñiy dégg donc duñ ci xaar grand chose seulement constat bi ñu njëkk a def rek mooy Yewwi lay xalaat ñu demee ak benn genre un peu de retard bu ñu am parce que gis naa ne effort yu bëri consentir nañ ko ci xeex bi ay rencontre yoo xamante ne moment boo xam ne war nañ peaufiner seen stratégie au même moment aar mi ngi ci biir dëkk bi tasaaroo nañ maa ngi jot léegi professeur Aliou Sow mu envoyé benn serment patriotique parlementaire xaw ma noonu la ko tuddee bëgg-bëggam bi mu bëgg assemblée nationale bi su fa duggee ainsi de suite mais ñoom période bi dañoo perdre beaucoup de temps ci ay xeex yoo xamante ne ñu ngi ko doon xeex ci seen si liste yeneen cooy au même moment Benno gis nga lancé nañ seen clip campagne ñu ngi doon liggéey suuf li ñuy liggéey man loolu laay xalaatal Yewwi Askan Wi ñu am benn retard boo xamante ne accusé nañ ko surtout moom ay candidats yoo xam ne nit ñi ràññeewuñu leen mooy suppléants yi war a génn ban stratégie la ñuy def ba ñoom ñu nekk au devant teg ñeneen ñi ci ginnaaw côté boobu laa xalaat ne rek nar nañ cee am retard tuuti parce que dundoon nañ ko nag ci élection présidentielle yi ñu gis Macky Sall avance bi mu amoon par rapport ak ñeneen ñi c'est parce que ñële ay Idrissa ak ñoom ñëpp campagne bi ñu doon def place de la nation lañ ko doon defee donc loolu souvent dafay feeñ ci résultat mais am na ñenn ñoo xam ne nag leader Yewwi quand même bàyyi woon nañ ci xel surtout côté département yi ñu ngi commencé woon doon jiitu nag di mettre les devant ñoo nga xam ne seen i mbir leeroon na tuuti mais bu loolu weesoo tamit ñuy woote ñu def ko campagne bi si daal c'est très important nañ def campagne bi si daal xam ne ay présidentielle mi ngi suñu kanam day weesu nañ ko def si jàmm ak salaam après que les meilleurs gagnent ñu gën ci ko gox yi rek nañu gagné. En tout cas lépp lu ci mën ci am ci campagne yooyu mën ngeen ko am fii ci Sunugal 24 donc en direct mu ngi meeting moo xam ne ci mën ci am lépp rek ñi nga xamante ni aussi Aliou message la ñi nga xamante ni am nañ ay meeting mën nañ ñëw liggéey si ak Sunugal 24 ci ay direct yu mel noonu gis nañ ni jaajju nga bu baax ci campagne bi yokku na cere dellu ñeex jëndeet na ay matériel ak ay caméra yu mel noonu pour ay direct ak yooyu pour ñi nga xamante ni bëgg nañ seen ay événement ñu koy def ñu koy suivre en direct waaye justement comme ni ko suñu waa ji di waxee na cere ji bëri ñeex bu ñeex mi bëri wuli na yàpp yu bëri ndawal gi bëri ñu toll ni xam naa ne ñeex mi bëri na te yàpp wi it sakkan na donc ñi nga xamante ni soxla nañu effectivement ñu accompagner leen dans le cadre de leur communication donc wax nañ ñu ngi leen di wax na ñu ñëw jege si ñu mën a liggéey ak ñoom si li nga xamante ni moom mooy seen événement mooy li nga xamante ni bëgg nañ ko jàllale comme communication maintenant pour le traitement de l'information naturellement ñëpp ci yem donc 8 listes yëpp duñ ci am xaaj ak seen donc kenn ku si nekk li nga xamante ni moom mooy information yi amal solo askan wi boobu dinañu ko def li nga xamante ni noonu lañ ko suñu charte wu liggéey di ñu ko maye maintenant ñi nga xamante ni dañu ñëw pour leur communication également dinañ leen accompagner orienter leen aider leen ci li nga xamante ni moom la suñu xam-xam màcc jëm mooy li nga xamante ni moom mooy communication jublu ci xarala yu bees yi ak la production audiovisuelle yi nga xamante ni dañ koy def xool ci yan cadre ak yan image lañ lay mën a permettre nga atteindre beneen cible bu nga xamante ni moment yow bi nga koy def ñoom nekkuñu foofee te bëgg am ay information si yow donc loolu moom dinañ ci accompagner képp nga xamante ni ñëw nga jege suñu pour ñu liggéey ak yow ci loolu moom ñu sans doute dinañ ko mën a def et puis en temps réel jox la ay résultats yu nga xam ne am na ñu nga xam ne jot nañu ko def ak ñun ci moment yu nga xamante ni ñoom certainement dañu jàppoon ne bokkoon nañ ci ñi nga xam ne mënuñu woon réussir seen campagne et bi ñu ko defee gis nañu résultats yi nga xamante ni am nañu ko donc on appelle également ñi nga xamante ni ñoom ñooy yeneen candidats yi et di leen wax également ça c'est
quand même benn cadeau bu ñu leen def bépp candidat bu nekk candidat ci élection yi nii war nga liggéey ci sa profession de foi parce que candidat bi loolu moom mooy def différence am ak ñi nga xamante ni amuñu loolu mooy wane ne yow kat li nga xamante ni yaa ngi koy bëgg comme ni ko Moustapha waxee sànq xam nga lu mu doon te xam nga it boo demee taxawaay bi nga xamante ni moom nga ci am donc profession de foi bi nga wax ko wax ne yow taxawaay bii nga bëgg a am. muñ la yóbbu ci fii nii ak nii nga mën a def donc constater manquement yi nga xamante ni am na te nga xam kenn ku si nekk secteur bu ne kan moo ko yor kan moo yor responsabilité bi nga xam ne lii kat su ma demee assemblée nationale jour bi nga xamante ni telle personne dina fa ñëw point bii kat dinaa ko bëcc ci taabalam bi wax ko ne ko lii ak lii kat man gox bi ma nekkee dafa nekk li parce que ñoom dañu yor baatu ab goxub lëmm ñëw taxaw ci penc mi nga xamante ni fa la ñëpp di taxaw di waxtaanee li nga xamante ni moom mooy di jëm ci Sénégal. ñoo la jaajëfal. di la sant di la gërëm Cheikh Mafou di sant également Cheikh Moustapha di ñaanal ñëpp jullit jàmm di leen baalu ak di leen baal ak. di ñaan suñu borom également ñi nga xamante ni amaguñu xarit yàlla yombal ko fi lekk waxtu sacrifice bi di jot di ñaan it li nga xamante ni mooy deret ji ñëpp di tuur suñu borom nangu sarax boobee nga xamante ni histoire bi yàgg nañ ko wax ci yonent yàlla Ibrahim ak na nga xamante ni noonu la ñu def ba tabaski am ak solo si nga xamante ni moom moo ci am muy tuur deret ji suñu borom nangul ñu loolee te it ñu xam ni tabaski lu am solo la ndax yenn saa yi ñu ne la ci njëggim siraat njëggi mu métti la waaye xarum tabaski moomu noonu daf ci am rôle bu am solo bu nga xamante ni moom la ciy joué waaye nag bu mu tax ba kenn ku si nekk def lu nga xamante ni defuwul maanaam tabaski di war a jot rek nga def lu nga xamante ni boo rombee tabaski da nga koy réccu ndax jaamug yàlla nag yàlla tegul ci nit lu nga xamante ni daf ci war a mën a def am bakkaar looy def pour am tiyaabo luy war a indi tiyaabo rek nga war a def waaye lu nga xamante ni dafa indi loraange yàlla waxewu ko noonu donc am na ay catégorie it nam ko teglante kenn ku si nekk boo amul bii am nga beneen donc li ko anglophone bi di waxee multiple choice la selon sa am ak sa mën-mën fi mu toll kenn ku si nekk def li nga xamante ni moom moo am waaye ki nga xamante ni moom njëgu xar la am te mën ko jënd ci am kuy jënd ko tabaskee ko ak ki nga xamante ni amul njëgu kuy waaye njëgu béy la am te moom la lii ñoom ñaar ñooñu ñëpp sunu borom day nangu seenu tabaski waaw donc nañu ko jàppee noonu waaw Moustapha maa ngi lay jaajëfal. waaw merci di jaajëfal ñëpp di déwénati ñëpp di baalu àq ñëpp di baal ñëpp àq di ñaan yàlla ñu yàgg ko fekkee ay at yu bëree bëri di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne dañuy suivre di leen baalu àq tamit parce que wax yombul yenn saa nga wax mu dérapé yenn saa nga wax mu demee naka su dul noonu voilà di leen jox rendez-vous semaine prochaine incha allah ak point de la rédaction ak Alaaji Mahfouz di remercier aussi tamit direction Sunugal 24 ñoom teel nañu taxaw ci tabaski bi waaw teel nañ libéré employé teel nañ joxe njigu pomme de terre yooyu yëpp di ñaan yàlla mu gën a taxaw kër gi gën leen a jëmale kanam daal. jaajëfal naa la bu baax a baax jaajëfal Seydina Aliou ki nga xamante ni moom moo di Dóor waar moo nekkoon ci wàllum réalisation bi ak technique bi di profité rek comme ni ko Moustapha defee di baal ñëpp àq di baal ñëpp àq tamit par anticipation donc parce que tabaski bi daanaka ñëpp dañuy nekk ci yëf ya donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci topp gi ak kóolute gi ngeen di am ci suñu ay programme di leen wax rek di leen wéy di ñu topp ci suñu plateforme digitale yi moo xam Facebook la moo xam YouTube la wala application Sunugal 24 di ngeen ko am seen téléphone bu ngeen ko jaaree ci Play Store donc di am xibaar yi en temps réel di leen jox dig daje ba talaata wala àllarba incha allah jaa ngeen jëf. talaata incha allah talaata jàmm. talaata.